Serigne Babacar Sy al Khalifatul Aam Monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mi représentait le président de la République, Excellences, messieurs les ambassadeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi fi teew noo ngi leen di nuyu ci turu al Khalifa Serigne Mbaye Sy Mansour tabarakallahu. xam naa bu nu jàngoon Fatiha it mu rafet, waaye ñuy ndokkeel le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye tabarakallahu li mu wax ci Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu enseignement pur la. dama xamul nag kañ la ko fi jàng, waaye tabarakallahu rafet na. mu mel ni dafa am lu nu fi dajale, bu dee ci baatu wolof dañuy wax ni gàmmu la. gàmmu nag ci réew mi njàlbéen nga dafa bari ñu ko condamné woon ndax dañu waxoon ni bidaa mustaxsana la. waaye bidaa mustaxsana Cheikh El Hadj Malick nee na boo ca dee am yiwu yàlla jar na ko. waaw moo tax mu daan ko dundal, daan wax itam ni mi ngi ñaan bu nu ca àggee képp ku mu am nga ñëw jàppale ko ci bu ngànt dëgg-dëgg amul. fa tabarakallahu mu di yéeneem ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lépp lu mu yëkkati moom Cheikh El Hadj Malick muy lu rafet rekk kër yonent bi la ko jëme, ngir yàlla ak yaakaar, ngir yàlla ak cofeel. mu mel ni itam yonent bi kenn mënu ko tudd te tuddloo jikko, ndax ci jikko la ko yàlla tagge wa innaka la ala xuluqin azim. jox ko itam dimension boo xam ni la mu liggéeyal boppam ci wàllu njub te yàlla sant ko ko ba résultat bi ñëw, moo tax yàlla tagge ko ko, waaye taggewu ko ko lu dul ndax daf ko koy farleel walla farleelu ko. mu aadama tant que jikko ñëwul ñu seet jikko ca njaalbeen ba ca mujj
mu tegu ci njub bu teguwul ci njub boo ko taggee danga koy nax te yàlla jànguloo wunu àdduna daf nu sant pour ñu dominer àdduna ndax la dimension de l'homme dépasse largement celle du cosmos kon doomu aadama bu ne mënuma jéggi fi nasax moo tax waaye jikkoom ëpp na ci mu yilif àdduna moo tax tabaarakallaahu yonent bi fa mu àggale boppam ci perfection moom la kenn amul moo tax may wax ni il est le dernier des prophètes mais il est le patron de tous les prophètes loolu la ko yàlla defal effort bi mu def ci yar jikkoom te du jullit yi rekk ñoo ko tagg te wolof yi dañuy wax ni ku sa wujj gërëm booba dee nga ndax effort ak taxawaay bindkat yi tubaab yi bari nañu ci bind ci moom wax ci moom waaye man ki ma ciy gën a cité mooy Alphonse de Lamartine bi wax ni inna muhammadan fawqa al bashar wa duna ilahin fa huwa nabiyun bi nisba plus qu'un homme moins qu'un Dieu donc un prophète xam nga ki ëpp nit te matul yàlla cër boo ko jox bu dul cëru yonent rekk yàq nga liggéeyam loolu moo taxoon Cheikh El Hadj Malick boole bés bi boole gàmmu ci yi nga xam ni moom la sédd yonent bi du gàmmu rekk la ko sédd waaye li mu bind yépp moom la ko jox tabaarakallaahu ñu di ko dundal ca jamonoom ba tey lu jiitu ñu juddu ba tey ñu di ko def ci kilifteefu Sëriñ Babacar Sy Al Khalifa yàlla ñu ñaanal ko yàlla may ku wér mu toogandi ba ca kanam wa tabarakallahu mu wax ni nañu ko santal ñi fi teew ñépp tabarakallahu mbokki jullit yi tabarakallahu diplomate yi fi teew ambassadeur yi fi teew délégation gouvernement bi ñépp jullit yépp gis nga ki doon jàng alquran ji léegi innamal mu'minuna ixwa c'est un objectif qu'il faut atteindre c'est pas seulement de vains mots mais objectif la boo xam ne boo xëyee suba takk sa ndigg wax ni danaa fexe ba pénc mi ay dootu fi am ñu ni kon mën na bu nuy lim loolu ñu boole la ca ndax yaa ngi def effort pour boole jullit yépp ñu nekk benn waaw tabarakallahu innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum waaw loolu la waaw xam nga fu muy tàmbalee koo gis muy dem rek yéene ko yiw waaw koo gis muy dem yéene ko yiw maa ngi sant sëñ Cheikh Tidiane Sy di ko ñaanal yàlla daf ñu yar ci gis nga ñun bu ñu dee dox di dem néew bu ñu taseel bu ñu ko xamee ak bu ñu ko xamul la nuy njëkk a def mooy ñaan yàlla mu wàcce yërmandeem ci moom bu ñu xamee néew baag bu ñu ko xamul ban diine la bokk suñu yoon nekku ci te loolu
ci la ak njullit di tàmbale. xam nga nekk jullit comportement toute une vie la pour être musulman. dafa tabarakallahu yonent bi li mu jàngale ci ay jikko maa ngi koy nettali yàggul ma ne ku xool ni mu tërale bu daan dem li ñu tudde jihaad sax fi sabilillah wala muy dem fokk mu yeb ñiy dem pour xeexi ci lan lay tàmbale. bu leen rey jigéen bu ngeen demee, bu leen rey liir bu ngeen demee, bu leen rey màggat bu ngeen demee, bu leen détruire un verger lu dul ngeen soxla ci lu ngeen dunde pour bañ a loru, bu leen lakk kër. waaw yooyu mu dénkaane ndax fii ñu toll une bombe peut éviter ça. bombe du ko mën a éviter, mais nañu seet ñiy fabriquer bombe yi fan la seen xol tollu ci diine ak fan la seen xol tollu ci seen diggante ak seen borom. arab yi ñuy wax ni ñooy tas àdduna bi bombe yi ñuy utiliser mais ñoom defaruñ ko. nañu seet la cay responsabilité Occident, nañu seet ña koy def Occident leen yar wala alquran leen yar. bu ñu ko seetee bala ñuy sikkal jullit yi nañu tere ñi koy fabriqué ba noppi tere ñay yar doom yi ci seen jikko, parce que seen jikko teguwul ci njub. bu tegu woon ci njub dunu def lu lor doomu aadama. xam nga nettali naa ko fi bu yàggul, dama wax ni y a un boxeur américain Mike Tyson. xam nga dafa tuub mënatul fexe ba am victoire. bi mu tuubee ñu dénoncé ko wax ko ni ko li nga dugg ci l'islam moo tax ngay perdre, mënatuloo gagner. mu wax ni déedéet, parce que bi ma tuubagul bu ma tiimee nit di ko dóor du ma jàpp ni nit la, aw ma woon benn jikko bu jëm ci wàllu luy niteloo nit. mu ne mais bi ma tuubee nag waxtu wu ma xàccee sama loxo l'islam laxasu ci. mu ni ba force de frappe bi ma amoon loxo bi amatu ko, mu ni moo nooyal sama xol. mu ni waaye du tuub gi moo ma jële ci jikko rab indi ma ci jikko doomu aadama. je le répète, doomu aadama dafa am lu ko yàlla doye, mais yàlla dana ko di joxoñ bu metti. innal insana li rabbihi lakanuudun wa innahu li hubbil xayr la shadid. xayru du yiw, xayru boobu du xayru bii firi yiw, xayru bii firi intérêt personnel. bu taxawee nga gëlëm, waaye bis bu nekk am lu ñu interpeller pour delloo si nu ci démb. duma tàyyi di ko nettali. damay wax ni la terre n'a jamais tremblé. La terre n'a jamais tremblé. Elle nous interpelle pour nous rappeler qu'il y a un Dieu que l'humanité semble oublier. L'océan déborde, le feu se propage, le ciel se détache de ses foudres, les rivières et les fleuves sortent de leur lit et l'homme s'engouffre dans son entêtement pour ne pas entendre
pour ne pas entendre la voix du ciel qui l'interpelle en ces termes: إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. lii moo yàq àdduna parce que kenn xamatul fooy teg sa tànk. waaw ndax tiit ndax jaaxle. Et mon grand maître, mon guide, Sëñ Cheikh Tidiane Sy, m'a toujours dit: si Dieu existe, rien n'est perdu. Et si Dieu n'existe pas, tout est remis en question. Est-ce que Dieu existe? Dieu n'a jamais été un monstre. Huwa Rahman, Huwa Rahim. bu la neexee Sëñ Cheikh Tidiane Sy mu ni Hajarul Aswad ba nekk Makka, boo demee Makka te àggoo fa sa aj yàqu. C'est une pierre bu yàlla def secret la. xam nga pierre bu dara nekkul, mais bu dee pierre bu yàlla def secret, mais secret boobu ci biir pierre ba bu ko yàlla defee ci doomu aadama te doomu aadama ëpp importance une pierre, est-ce que ziyaara ko jaadu na walla jaaduwul? jaadu na nga ziyaara ko, sukk ci kanam ñaan ak rawdu booy ziyaara. xam nga tey boo tiimee bàmmeelu yonent bi li ngay njëkk a def mooy ñaanal ko. pourtant mënoon nga ni xëy na soxlawul ñaan, mais moo ko gën a soxla ñépp. donc bu ñu ne am na fanatisme, am na fanatisme ñoo xam ni seen fanatisme ak kattanam ak mën-mënam mu taas nu ci leeru yonent bi, taas nu ci jikkoom, lu nu ci mën dabaatal ñu dabaatal ko. mu di bés boo xam ni bëccëg bi yiw la, guddi gi yiw la, kenn ku nekk lu mu ñaan lu dul safaan yàlla dana ko ko jox ci barke yonent bi. kon ñun ndokkeel ñépp ci turu xalifa bi. maa ngi koy wax ni ko dafa sonn. waaw ma ni ko dafa sonn, ma ni ko ndax añ nga, mu ni ma añ naa waaye suuruma. wax li nekk ci yow dara nekku ci, ndax sëñ Cheikh Tidiane Sy dañu ànd dem tournée bu metti diggante ronq ak xoor dugg biir waalo mu nga tàng. ma ni ko sëñ bi ba sonnloo, mu ne ma akañ ba sonn piir moom def naa ko wallaay. waaye loolu la fi mag ba tax na tabarakallahu, yal na yàlla taas na ci seen barke. ñi ñëw ci gàmmu gi ñépp yal nañ fi jële yiw. ñu sant nag amul benn këru diine bu yeble siwul fii, parce que xam nañ ni kër Cheikh El Hadj Malick ñoo ko moom. ko defee ñoom it ñu bàyyi leen xel, ay doomu daara lañu, ay doomu boroom leer lañu fa tabarakallahu. te maa ngi koy wax ma ni sëñ Cheikh dama ko laaj, ma ni ko dafa am ñaar yu ma jaaxal. ma ni ko suñu maam sëñ Touba, ma ni ko ba muy sanc ca Bawal la fa nekkoon ci ay ceddo
ma ni ko Cheikh El Hadj Malick bi muy sanc Kajoor li fi nekkoon ci ceddo ma ni ko lu leen ci xiir mu ni ma xam nga ñoom fu seen mission gën a méttee rek foofu la ñuy dem ngir wut yiwu yàlla parce que yàlla yiwam du ko maye kese kese waaw du ko maye mukk ko defee tabarakallahu ñu sant ñëpp këru diine yi kenn desul wax dëgg yàlla kenn ku nekk ñëw nga ak sa participation ku ñu sant leen kër gi seen kër la waaw kër gi këru ñëpp la waaw tabarakallahu yal na yàlla fay leen ci barke yonent beeg leeram ah Sëriñ Babacar Sy mi ak Cheikh El Hadj Malick bërki démb bi fi président Macky day ñëw war a fanaan dama toog Maodo nekk ci ndeyjooram ma nekk ci càmmoñam moom sëñ Babacar mi mu ne ah tey di je suis gâté ndax sama ñaari maam yi ma seq ma ne ko maa la gën a gâté mu ne ma lu tax ma ni ko kër dañu wax ni boo fa amee mag am fa rakk yaay buuru kër ga bu soxla ñëwee nga ni sa mag fajal booy yónni sa rakk voilà waaye loolu moo am ka defee tabarakallahu ñu sant ñëpp ñaanal yàlla ñëpp ah lii nag ñun ñoo waxoon ni bu nu def benn sion yi ci kër gi yëpp fa tabarakallahu waaw moom nag sëñ Babacar mi ordre bu mu joxe ñu exécuté ko waaw kooku noonu rek la tollu tabarakallahu ah xam naa moom wéradi sax am na waaye wéradi dafa am lu ko ëpp doole mooy pas-pas waaw kon nag lu mu tëral rek ñu ànd ceeg moom incha allah ko defee ñu nuyu ñëpp tabarakallahu remercier tout le monde et yal na yàlla defar yokk defar yëpp ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh